yi nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo mbokk yi ñuy ànd ak yéen ci seen émission bi la di géew bi comme ni ñu koy amalee tous les samedis de 10h à 11h waroon ci ànd nag première partie ak ki nga xam ne mooy soxna Mame Saye Mbacké bu APR ci biir studio bi malheureusement moom lañ doon xaar boobaak léegi egseegul woon dañuy obligé jël ko ci téléphone bi diggante li des ci waxtu bi jëm 11h. deuxième partie émission bi incha allah soxna Fatou Bintou Niang bu Pastef la ñu war a àndal ngir ñu seq ak moom waxtaan ci émission géew bi ñu ciy ànd tey ak soxna Marema Diop soxna Marema salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah Mouhamed. di nëgëndiku également Babacar Samb bu fekkee amul ngant Babacar Samb bu xibaar 24. salaamaaleykum soxna Mame Saye Mbacké. maaleykum salaam. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla baax Diop. waaw nuyoo ñu tàmbali waxtaan bi. xam naa nga jégalu également auditeurs yi ndax sa tardé ak sa ñàkk a ñëw ci émission bi. waaw loolu maa ngi koy jégalu baax moom xam naa moom maa ngi jégalu baax di nuyu mbokk auditeurs yëpp di nuyu waa FM di leen sant bu baax seen liggéey ba set taxawaay ci réew mi. bu ñu doon tàmbalee émission bi li ñu lay njëkk a laaj moom mooy. taxawaayu jigéen ñi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar rawatina ci biir APR crise bi ñu weesu yéen est-ce que ni mu jeexee dal na seen xel wala yow nan nga xalaate ne mbir mi ñu weesu fan yi ñu passé ci ay événement ci biir réew mi événement politique est-ce que ban njàngat nga ci am. waaw soo maa ngi nuyu ñu baax sant di xam ne mbir moom am naa ci ak njàqare am ci métti ndax tamit jàpp naa tamit jeex na jàpp naa ne jeexut ndax réew mi Sénégal toll lii fi am te ay wax rek am ko waral ko bu amee jeexit ni te bi amee tamit gisoo kenn koo xam ne ànd naag président xeex bi ñu bàyyi ko ci xeex bi moom dong ba xeex bi jàll kenn ku nekk jóg di wax mel ne dañu doon bàyyi ba jaan weesu nga topp ci wetu say dóor am na tamit loolu ma ci metti ñaar bi tamit di ko waral mooy gouvernement bi ndax fekkee da ngaa dem moom defal sa gouvernement ñi nga teg sa wet kenn jégul askan wi te xamuñ nekk ci réew mi du xamuñu ko jéemuñu la ko wax loolu gouvernement bi échec dana ko yomb. yow fan nga nekkoon boobaak léegi ban réponse politique nga ci jéem a apporter ak lan nga xalaat ci mbir mi ci dëgg-dëgg. lan laa xalaat ci mbir mi maa ngi si woon dimba woon fenn nag comme le séral comme par exemple ñu ko jege mu jox leen ay poste ju ko gis chaque jour ñoo mënut a génn taxaw ñun ñi nga xam ne gisuñu ko dégguñu ko ni man toog ci seetaan li ma xam te wér mooy réew mi daal nit ñi sonn nan réew mi tamit metti na xale yi mer nan on nag ñoom toxumul pour jàppale Sonko noonu leen metti génn ci askan wi di ko wax leen metti mooy président kenn ku ne xam ne état diis na lépp mën na ko boppam waaye ñu xam ñoom la nommé ñu teg ci wetam ñoo war a génn di xam ne xew ci réew mi jàpp askan wi du ko àgge. mooy lan exactement ban xeetu réponse la ñu war a andi exactement ci jafe-jafe yi nga xamee ne nemmeekoo nañ ko fan yi ñu weesu ban xeetu réponse xam nga Ousmane Sonko moom kenn ku nekk xam na ne am na lu mu def na ko defoon kenn du ko tudd waaye man li may génne mooy président na génn jege askan wi na génne ko jege askan wi ñaar bi tamit Ousmane Sonko tamit li ñu koy wax na génn weddi na génn waxat jox xale bu baax ñu xam moo def wala defu waaye li ma xam daal mooy réew mi daal xale yi sonn na jigéen ñi sonn na parce que daan nag indi ay nit ñoo xam ne ni dañuy jege askan wi di xam li xew ci réew mi. pour yow président dafa xaw a sori askan wi yow loolu nga jàpp. ñu ko jege. non yow lan nga xalaat yow par rapport ak président est-ce que moom ak nguuram dañoo sori askan wi wala ñoo ngi ci soxlay askan wi ci li nga jàpp. waaw moom li mu mën mi ngi koy def waaye nguuram gii ñi mu teg ci wetam. li mu mën mooy lan exactement lan la fi def lu mu mën. xam nga li mu fi def bari na moom benn. bu defoon lu bari est-ce que nit ñi dinañ wàcc ci mbedd mi di jàmmaarloo moom di ko laaj ay xëy di ko laaj dund ci yow sa xalaat. soo mi ngi joxe dund. lu mu fi joxe lan la joxe. xoolal soo. ci bi foofu amee li fi lépp. li mën def na ko. fu mu ko joxe fan. Sénégal bépp la ko joxe moom kay naan moom ñu sës ci moom ñoo doy waar waaye moom par exemple li mën lépp mi ngi koy def bu familial yi. li fi joxe benn par exemple su ko fee def.
est-ce que bu loolu DER bi est-ce que bu loolu amoon dëgg-dëgg comme ni nga koy waxee soxna si est-ce que nit ñi dinañ génn comme ni ñu génnee fan yi ñu passé jàkkaarloog moom pendant des jours yoo xam dañ koy won ne ñun bëggatuñ la est-ce que quelque part du symbole échec li nga xam ne moom mooy régime am boole ci nag yéen tamit jàpp leen ci benn yoon au niveau de Touba et Mbacké déggul leen ngeen wax jàppale ki nga xam ne mooy président de la République ngeen bàyyi ko ak meru askan wi. président kan nag soo boo xoolee ministre yi mu nommé ñu ministre yu bees guerre bi amee kenn gis ñu génn ñoom kon nag ñun suñu classe bii buñ génnee dañu daal di wax ñuy génn. ministre bees ñan nga bëgg a wax ñan ñoo symboliser. comme ne Dame Diop mi nga xam ne ci département de Rosso li ci def. Dame Diop emploi mu nommé ko Dame Diop kenn gis na mu génn. kenn gis na mu wax comme ne yaa ngi ko jot li nga xam ne Thiès la nekkoon comme mu sa nekk ministre mu jox ko ministre yaa ngi ko jot mu génn na mu wax wala ki wax ñoom bi moom moo tax ma bàyyi ba bi événement bi jeexee ma dégg ñu wax man dama leen a jékki sax. daam pour yow dafa lajj ci wàllum emploi xëyum ndaw yi ñu ko dénk. pour yow bu baax lajj na ci bu baax ndax koo wax ma ne boo gisuma dégguma département dem mbaa région de Diourbel bi ñu ko teg man gisuma leen loo xam ne nii am na fi ci emploi daam moom li gën a yàq président département bi région de Diourbel ci la bokk waaw. léegi lan moo ci pexe pourtant mu ngi fiy ñëw saa su ne di jàmm santeeg yéen di dugg ci kër kilifa yi di andi message yu président kon fan la manqué fan la mbir mi sooxe. ah xam nga mbir buñ la ko dénkee da tax ñu dénk la ko nga koy xam ndax parce que emploi la ko jox da ko jox ñeenti ministre la ko jox poste ba loolu amee bi mu ko joxee xale yi ko wax mu ne bokkuma ci la ko président joxoon bu ko doxal lii mën naa bañ a am ndax xale amuñu xëy amuñu ngont te loolu tax jox ko lii ñu ko jox. bu dikkee toi président moo ko fi yónni bu doxalee ba jox ba dem na. man nag man daanaka man moom xamalu ma ko da gisuma ko dégguma ko xanaa màggal Tuubaa jot président jox ko mu jox 500 bi jox 500 000 te parce que at ba jot 500 000 taxul kenn topp kenn. 500 000 la leen jox par màggal. par màggal at ba 500 000. jigéen département de sonn torop nag jigéen département de Mbacké sonn torop amu ci kenn koo xam ne nii. yaa ngi gis benn ministre ba jege wala koy wax ci gouvernement bi amul ndax li ma tey ji ku par exemple ki xam kenn mënu jot ci moom waaye ku nekk ci moom rek ku nekk ñu ko jege war na taxaw ak askan wi wax askan xam jafe-jafe askan bi la ma wax tamit kilifa yi nekk Touba banti buntu kilifa yoo xam ne nii bu fekkee téem buntu kër ba juróom ñi fukki yëpp a mer am téem buntu yi président boo xam ne man yow man yónni ci président damaa sol te kilifa gi nag kilifa aada ñoo ànd li ko gën a yàqal ba ñoom ñoo ko yàqal ñoom ñooñu gouvernement bés bi ñoo ko yàqal man. léegi lan ngay sàkku ci président par exemple. lan ngay sàkku ci président mu changement gouvernement bi te nam defoon ba amee premier mandat mu góor ba amee premier mandat nam defoon bu def ko ci deuxième mandat bi ndax kenn ko xam ne président nangu naa liggéey kenn xam ne président liggéey bi Sénégal li mu liggéey Sénégal benn président bu soo liggéey Sénégal waaye nag sës ci moom ñoo ko jàppale wut. Est-ce que loolu c'est juste pas une façon une manière pour dédouaner président rek wane ne moom jàmbaar la waaye ñi mu àndal ñoom ñoo yaafus parce que loolu yàgg nañ ko dégg ci ñi fi weesu ci ay nguur également chaque fois dañu doon wax ki fi nekk jàmbaar la waaye entourage am moo baaxul loolu est-ce que du juste pour dédouaner ko rek. déedéet président soo ko xam ne bii moom ci weer bi mu sam mandat bi mu jeex def na ko liggéey bi bii mu tamit liggéey na ana boo liggéey da am ñu koy wane ak ñu koy jàppale benn lam du yëngu kenn ku ne xam ne njàmbaar président lu waaye bañ da xam ne président jàmbaar la li mu def fi mu yóbbu Sénégal président mu su ko yóbbu Sénégal so nag li mu def département de Mbacké loolu de dina jafe nga limal ma ko moom département de Mbacké moom defu fi absolument su ma li mu def département de Mbacké su ma ko nit a yëg ma fi jóg man de bëggoon naa nga wax waa Touba lenn lu mu fi def rek loo xam ne mën nañ cee jàpp waaye xam naa ne dina jafe nga wax ma ko de. li mu def Touba bari na benn xoolal tëri yu bees yi fi def rek. ana tali yu bees yi fan ak fan lay. tëri bi leen pare tëri bi ban 30 yi. ana 30 yi 30 benn moo fi nekk boo xam ne moo ngi koy réaliser te eggagut sax tàmbaleegut sax faf. waaw dafa tàmbali. Madiyana ba Samb suy tëri. léegi nga bëgg ko boole sa bilan. ak sama bilan la di ndax tàmbali na. te day àgg incha allah Madiyana Samb aussi tàmbali bés baa nga ne incha allah donc intégré at mi. ila Touba baa ngi nii.
DER bi Fatou Am ki mus ko ci am bourse familiale yi noonu Ndeye Saly Diop bi muy joxe financement suñu financement yi bu yàggu jigéen ci moom li fi financé dañ financé ministre de la femme mos ko fay financé moom ñu ko sant wu gërëm. jot ngeen ci. jot nañ ci. jigéenu Touba yi jot nañ nañ ci financé jigéen Touba ñëpp a jot. mbaa àndul ak parparloo rek. àndul ak parparloo ndax Ndeye Saly ministre de la femme ñëpp la bi mu dikkee dafa woote ñëpp ñëw kenn ko ne déposé ñu financé la jërëjëf ba ci waa Touba ba léegi am nañ waa Madiyana amul parparloo ministre de la femme ñëpp la moom. bu ñu defoon Ndeye Saly nag. kon lii mën naa coow mën naa bañ a man ndax kenn la dénk nga génnoo askan wi gis seen bopp coow mën naa bañ a am. Marème Diop benn question xam naa avant ñuy continuer ci li des ci waxtaan bi Marème da nga am benn question pour soxna si soxna Mame Saye. waaw xanaa di ko wax rek ni ko. par rapport ak financement yi. par rapport ak financement yi mu wax léegi nii ci wàllum jigéen ji parce que xam nañ ni fii jigéen di Touba ñuy soxla ay financement la ñuy nekk te dañu sonn waaye bu loolu weesoo ñoom seen rôle ci politique bi en tant que jigéen est-ce que fii kilifa yi jëm ci wàllum politique ñu ngi leen di déglu di leen bàyyi xel parce que chaque jour rek bu financement ñëwee coowaloo dina ci am ndax ñoom am nañ ci impact di indi ay financement wala di orienter waaye politique yi fii ci diwaan bi. allo dégg nga laaj. waaw. allo. xale bi yow dégguma ko de. mani. waaw. politique bi fii ci diwaan bi yéen soxna si. est-ce que da ngay concentré wu nag ci émission bi moo gën. est-ce que kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jox financement yi yéen ñi nga xam ne yéen jigéen yi yor kàddu yi bàyyi nañ leen xel ngeen mën leen a orienter ndax chaque jour bu financement ñëwee fii ci Touba rek dañ seetlu ni dina am parparloo ci wàllum jigéen yi ndax yéen am ngeen kàddu boobu. financement yi xam nga nag ma dëkk bu toll ne Touba di deuxième capitale Sénégal xaw a doy waar ndax moom fépp la am Dakar fépp la am mais bu financement amee coonaam ndax yéen leen di laaj bu ñu déposé ko bu leen ko wax du ko gëm sax ay dañuy nax la ñuy wax te ku la jox ndékk boo diggee ku la jox ak jox ndékk boo diggee day war nga gëm waaye ko jox day dem dama jox sama carte d'identité man ci financement yi 2002 bi rek finance na si 200 personnes ban fay bay financé waat nit Ndeye Saly Diop mi dépôt mi laaj kii pour financer am na ñoo gëmuñu ko woon bi Ndeye Saly financé ba dañ naan su ma yoon financé bokkuma ci mbir buñ la waxee kay yow yëpp a joxeel waaye nag ñun moom Sénégal mooy ndax lépp lu ci wax ci financement yi dina ko def même DER bi am na ñoo xam ne ba leen laaj joxuñu woon dañ laajul ñëpp ñu déposé ñëpp jox nañ leen seen financement. dañ leen yàgg nax rek xam naa moo tax seen xel dalul ci li nga xam ne ñun moom de ngeen fi andi ñun de du état bii moom APR bii mosu ñoo nax kenn ci financement te président ci financement te benn président mu ko fi. est-ce que jàpp nga ne réponse bi ñu yëkkati ci coow li fi jógee xam naa dinañ ñëw léegi ci coow li ak lan nga ci xalaat mais réponse bi ñu ne président yëkkati na ko yëkkati 350 milliards jagleel ko ndaw li est-ce que jàpp nga ne c'est la réponse appropriée ku toog 9 ans di lijjanti problème ndaw yi mënoo ko lijjanti saafarawul nga jékki-jékki am loo leen dig est-ce que nekk na loo xam ne lu yenn maanaa la d'autant plus que quelques jours après gis nañ ay xale yu ñuy jox ay mbaam ngir ñu dawal ko nee nañ loolu mooy réponse bi est-ce que nekku leen di la jaat rek quelque part. déedéet mbaam yow ma président sax yëgu ko joxul ay mbaam. ah déet ñu ne président mooy joxe mbaam yi nga ne président yëgu ko. président joxewul ay mbaam loolu tamit lu ko metti la joxewul ay mbaam président moom li mu wax xaalis bi andi pour jox ndaw yi ne ci ndaw ñi liggéey jàppale ndaw yi xanaa kay fa mu ko jaarale woon kooku moom mooy échec. kon mbaam yooyu fan la jógee. ah xanaa nit lu ko ci moom la jógee waaye du président bi yëgu ko sax nag lu cool am la ko président yi door yëg. président yëg na coowal mbaam yu Jurbel yi. xam naa mënu ko ñàkk ndax suñu presse yi ne koy bind presse ñëpp di ko wax mënu ko ñàkk waaye nag ka nekk Jurbel xam nga day mbaam moo ko joxe waaye la ko président jox bu ko jaar fu ko war a jaarale coow loolu du am na président jox kenn ay mbaam xalaatu ko sax li mu bëgg moo ñu jàppale ndaw yi liggéey ndax li mu andi ci li mu fi def ci ministère boobu amul benn président bu ma ko def ñaar ba tamit kenn ku ne xam na ne Sénégal diggante daaw ren métti na dis na ci état ku feebar nga am na fi mu dem lijjanti di ñëw diggante bi ak lii mu nekk diggante xale te xale liggéey tamit kon nag ñoom ñun ñi jëppam ñoo war dal ba ñu opposition bi la opposition bi bu daf njaane ba mu gimi gi laaj ba mu gimi gi naaj ci du wax jàmm bu toppee xale yi di wax xale yi loo xam ne nii amut fu information président li te président moom kenn ko xam ne xale yu ndaw yi ak jigéen ñi la wax mandaam bi te la ma wax tamit mi ngi koy def waaye opposition bi jëppam ñooy jaxase Sénégal di jaxase nit ñi waaye xale yi ñu war a gëm seen bopp xam seen bopp
xam ne nii mu def ci Sénégal moom benn président fu ma sa def yëgte ay milliards ni jigéen ñi ndaw ñoo ko am musa am financement yi benn ñi man musuma xam ne sax ab financement na am Sénégal musa am ci nguuru Abdoulaye ba ngeen gis ne benn financement bu def ci Sénégal musuma xam ne ministre de la femme tamit am na ñu koy door a xam di nguuru président bi la am nag mooy ñoom ñu dal da tey man ñu tuuti rek incha allah yu ñu bëgg président na leen ko defal. nan nga jàpp ni président noonu la war a taxawee. xale yi waaw. may nan nga jàpp ni président noonu la war a taxawee jamono ji xanaa nag changé gouvernement ndax lu ko yow loolu rek nga jàpp. loolu laa changé gouvernement laay jàpp taxaw nag jege askan wi xam ne naqari askan wi mu taxaw ci askan wax jàppale askan wi nga xam lépp mënu ko moom. waaw lépp mënu ko ñu ko jege ñoo war jàpp comme ñi ko jege na mu jàppale ba li am li am na nag génn jege askan changé gouvernement defaraat gouvernement nam defoon ci mandat dafa jàmm mu ko indi ko jàmmal man daal loolu laa gis. soxna Mame Saye Mbacké bu APR moom la ñuy dalal ci téléphone bi ci seen émission géew bi rajo Futurs Médias 98.4 ñu ànd ci waxtaan bi ak soxna Marème Diop bu rajo Futurs Médias soxna si bu ñu doon ñëw ci coow li dëgg-dëgg li ko waral diggante Ousmane Sonko député ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr lan moo ci sa xalaat en tant que femme et également en tant que responsable de l'APR. waaw li sama xalaat yi Ousmane Sonko Adji Sarr de Ousmane Sonko Adji Sarr ne Ousmane Sonko moo def na génn weddi na mu daan def déclaration na génn defaat ko weddi ndax moom Adji Sarr waxaate ba tey kenn du Ousmane Sonko wax te bu ci laaltoon jàpp naa ne kenn du ko wax li ci gën a métti mooy bakkan yi mu war lépp ci moom la moo ko waral ndax fukki bakkan nag naa nga ba ndax moom ba coow li commencé moom moo waxoon nañ génn geertaal Sénégal kon moo tax lu Sénégal moom waaye ni la génn wax ji leer. yow boobaak léegi li mu wax xanaa war na doy sa xel parce que wax na ne yëgul tinul taqewul te lépp complot la boo xam ne yéen a ko dal rawatina seen njiit di président Macky Sall. xam nga loolu moom daa wax lu ko ne xanaa président moom Fallou Sonko sax nag complot tamit amu ci moom Adji Sarr moom la joteel Adji Sarr ba pare loolu yoon état am nekku ci amul muy complot yoonam ñëw ci loolu na ko wax Adji Sarr ñu ngi seqal Adji Sarr tamit génn wax ne Ousmane Sonko bu génnee kaamil waat man di sans plainte na génn kaamil waat na ko def na ko di génn defe ko ni. mais est-ce que yow en tant que kilifa xaw a nekkaale tamit ci wàllum diine est-ce que yaakaar nga ni Sénégal war na toll foo xam ne nga wax pour ñu gëm la na ngaa war a génn kaamil du waat est-ce que loolu nekkul def ci askan wi beneen culture boo xam ne day mel ni ñëpp duñ ay waxkatu dëgg. ah du moom nee na Ibaadu Rahmaan la daan génn di wax di waat na génn waat boo defut kay génnal waat boo defut neen defut na génn jàpp seen génn kaamil waat mais defut na loolu jeex. waaw Adji Sarr waxee ba tey kenn du Ousmane Sonko ko wax loolu tamit du yoon na ngeen leer wax ak askan wi moom moom gisul ci askan wi yow oto wér nekk ci presse bi di wax génn di wax xale def université xale yi fa nekk seen waajur pour ñu jàng yar la yóbbu ñu jàng mu ne université di fa campagne de politique xale yi kéwulee politique kéwulee campagne yi na génn leer askan wi Ousmane Sonko ba dafa yeb nit ñi ñun sonn nam lii kenn mus ko fee def am réew yàkkamti jot mu jox ngay génn di jax ci askan wi nguur yàllaa koy joxe te bu ñu jàpp askan wi bëgg nañ ko de askan wi bëgguñu ko jàppale wuñ ko dana am leen métti ñu taxaw di ko wax kër ñëw bunt. loolu moom li nga wax moom naqari naa gëm parce que li xew fan yee ñu weesu ci coow li gis nga Sénégal gépp ànd di demander la libération de Ousmane Sonko donc boo ne askan wi jàppale wuñ ko xëy na peut-être da ngay dalal sa xel wala ngay dalal sa xelu leader mais xam nga ne xel ne. Ousmane la nit ñi génnoon di jàppale ngir ngeen bëgg ko nasaxal comme ni ngeen def ak Karim Wade ak Khalifa Sall moom moo tax askan wi génn ne leen du fi amee. xam nga ñoom ñoo ñu ko fi opposition te ñoom dañ ñoom la fi waxal la waral loolu soo président moom man jàpp naa ne Ousmane Sonko dañ investisseur du doon investisseur bu ko yàlla moom moo génn kay jaxase askan wi lu ne mu wax ko moo tax askan wi génn waaye du pour moom tey ji bi élection moom tey ji Ousmane Sonko bu jàppale Sénégal du ko wateel ndax na boppam de. allo. waaw allo waaw. waaw ñoo ngi lay déglu. man Ousmane Sonko bu jàppoon tey jii Sénégal duñ koy wateel ndax na boppam de tey jii bi élection amoon tey jii kenn du ko wateel ndax Sénégal xam na fi def seen tànk. waay maanaam mu leen métti nag ñu génn wax waaw bi élection amoon tey jii kenn du ko jox réew. déedéet waay. amul capacité réew Sénégal mu ko koy jox
loolu nga jàpp. loolu laa jàpp capacité Sénégal boo xam ne ni yow boo foo tool wax rek wax yëtum réew ñu fa yorum réew comme par exemple Macky Sall waaw wax yorum réew nit ñi dofatul li suñu baa doxoon bu seen temps yi ba nga ko seen xel bënkuñu te lépp ñu commencé weex moom jàpp na ñëg si chef opposition bi ñoo yaay bu ni du buur du mu te kenn du ko sax Sénégal na am capacité léegi ponk yi nga xamee ne kilifa yi waa mouvement pour la défense de la démocratie di M2D ak waa FNR wax nañ ko njiitu réew mi muy ay ponk boole ceeg également Ousmane Sonko di ay ponk yoo xam ne jàpp na ne loolu moom mooy li nga xamee ne war na cee def ay promesses yu ferme te commencé ko doxal loolu noo ko jàppee ak surtout taxawaayu kilifa yi également. waaw loolu duma ko jàpp ma comme suñu kilifa nga xam ne ni ñoom yónni na ci ñoom sëñ Mountakha Mbacké yàlla fa yàlla bàyyi tam yàgg si wér bàyyi sëñ Bamba wax naa président kilifa dugg na ci te man leen ma ne président fi mu teg kilifa diine yi surtout sëñ Mountakha lépp lu ko sëñ Mountakha wax lam ci mën ak lam ci mën lépp dana ko def loolu comme kilifa yi dugg na ci moom dana ko bàyyi kilifa diine yi ndax man leen la ko sëñ Mountakha wax moom dana ko def lam ci mën ak lam ci mënut. léegi sas yi nga xamee ne waa opposition bi wax nañ ne lii moom foofu président def ko boole ci mooy libération otage politique yëpp ak yeneen ponk yi nga xam ne dëxën nañ ko ci seen kayit yooyee yow lan ban njàngat nga ci am. xam nga ñoom dañoo bëgg ne li leen bëgg man may président bu xalaat ndax bu toll président moom am na loo xam ne moom kenn doon soxla ko def force nan ko bàyyi la nga xam ne moom la ñu ak lañ cay yoon waaye ku bëgg jàmm na di nga def force. ku jiite réew te kilifa yi ànduñoo ak yow rawatina kilifa yi diine yi ak kilifa yi réew mi waa bitim réew sax commencé la bàyyi loolu kay amatoo nguur gu. kilifa yi diine yi moom wax dëgg yàlla bàyyi xel moom ndax kenn ku ne xam na ne lu ab yaram ak i teggin ak noppee ak liggéeyam kenn ku ne xam na ne moom bàyyi na kilifa diine xanaa ndax lu mën a jaat ba kilifa diine waxee na bàyyi loola loolu ab teewlu ko wees. kon nag ñoom tamit nag da nga def nangam force moom na nga ko bàyyi ci xelam. loolu xanaa lu bees la ndax coow li fi mujj gis nañ ni kilifa diine yi wax nañ ba sonn waaye moom daa jàpp fi mu jàpp. kilifa yi wax nañ de. loolu kay ñëpp xam nañ ko nee ma diw moo wax. non duñ ci dellu si waat parce que xam nga ni kilifa yi wax nañ ko. man génn kilifa diine wax président da ko nangam laa bëgg. woo président da ko nangam dafa nangam génn kilifa diine woo wax ko loolu nag. yaa wax loolu. kenn du wax ko loolu ne ko nangam laa bëgg. kilifa diine yi ndax bu ko suñ Mountakha yi suñ Mountakha ba mu ko woo téléphone xolam koy wax daa bàyyi lépp na ko mën ko lii sama yoon néew ci man bàyyi si doxal liggéeyam te suñ Mountakha néew ko bàyyi da koo woo laaj président leer na ko suñ Mountakha man cool amaate ba suñ Mountakha yónnee daa bàyyi lépp xam na kilifa diine woo na président wax na nga président laa nga loolu mu yónul maanaa sax nag wax dëgg yàlla ndax kenn ku ne xam ne suñ Mountakha moom lu waay doy waar balaa ñaan da nga baax ndax ni mu taxaw président ak ni mu ko jàppale ak fi mu ko teg xam ne bëkk démb rek la wax na ko suñ Tuubaa laa la bàyyi ak di sëb teg seen bët gërëm ko ci Tuubaa gi jàppale ko ñëpp xam ne jàppale ko da ko ñaan ñëpp la jàppale président moo ci raw. mais ci biir coow li gis nañ ne mel na ni président Macky Sall li ko kilifa yooyu doon ñaan ñoom ñëpp mu mel ni daf leen xawoon tànqam lu benn jamono buñ koy sàkku mu wax ak askan wi ngir dalal leen également dafa newoon tekkaaral est-ce que demul ba jaaxle rek jàpp ne xëy na mënatula ñàkk wéyee seen ndigal moo tax mu koy def waaye du ci ab pexet du ci ab sagoom. so président ba suñ Mountakha waxee la bàyyi ba suñ Mountakha waxee ak moom la bàyyi lépp di wax askan wi kon nag kon exemple aggutoon ci waaye suñ Mountakha moom ba waxee président la président bàyyi lépp ma xam lu ma nungul mooy suñ Mountakha ñaan na président la nga wax naa président nungut loolu moom nungu ma ko moom ma waxee moom la bàyyi comme ça politique nag bëgg a taxaw jaxase président askan wi moom la neex mën nga ko wax waaye nag bis ba si suñu taxaa waxee la président bàyyi kaddu suñu taxaam yëmali wu ko kaddu kilifa di yëmali wu ko dara ci àddina man ma ko dégg sabat ree damaa jàpp ndax ku xam diggante suñu taxaar président ak taalibeem xel na daal di bu wax sant loolu sax wax dëgg yàlla moom toog nag dangaa fa la neexal yi mu maana pour yow mbir mi fan la war a mujjee jamono ji comme jàmm am na dañuy jël lépp gas ci suuf wa ilaa lan nga jàpp ci mbir mi loo xam ne xëy na Sénégal dina ci mucc. loolu maa jàpp ci mbir mi parce que diggante parce que askan moom jeex na
non ci wàllum dossier judiciaire bi laa wax wàllum dossier bi nekk ci yoon ak ci wàllum réew mi yëpp de façon générale nan nga bëggee noo xam ne boo ko xalaatee moom loolu moom Sonko Adji Sarr ñoom la concerné ñun suñu yónni ñun état Sonko ak Adji Sarr la ko seen yoon nekku ci ngeen jël gone gi di Adji Sarr depuis mbir mi amee ba léegi kenn gisu ko ngeen làq ko foo xam ne kenn mënu koo teg bët ngeen ne seen yoon nekku ci noonu so opposition bee koy wax rek ak kenn ko tax Adji Sarr moom président xamul Adji Sarr mu sa Adji Sarr amul kenn ku ma sa état baa nga wax ak moom loolu nag comme ñoom buñ ko waxee ñun du ñu metti amul kenn jëluñu Adji Sarr gis ñu Adji Sarr président mu sa gis Adji Sarr ku bokk mu sa gis Adji Sarr la xew nag moom Sonko Adji Sarr ñoom la consommé Sonko nag génn wax mu leer loolu ñoom la ko waaye ñun suñu yoon ñëw ci yoonu président ñëw ci xamul Adji Sarr jàppul Adji Sarr ndax man jàpp naa président am du sax Sonko anniversaire xamul ne Sonko mi ngi Sénégal xam ne Sonko mënul ko dara Sénégal gis nañ fan yi également ngeen mel ni genre réponse boo xam ne yéen kilifay APR yi yéen a commencé jël def ay meeting rawatina waa région de Matam ñoom maître Malick Sall ñoom Farba Ngom est-ce que réponse boobu lañ xaar dëgg-dëgg du moment que jamono ji nga xamee ne moom lañ soxla woon ngeen génn xëy na kenn gisu leen ñu bàyyi ba mbir na tekkaalal ngeen commencé bëgg a wane ne président xëy na am na mbooloo ci biir dëkk bi te loolu firndewul woon ci biir événement yi est-ce que loolu loolu moom anuma te dugal ndax ba xeex bi taal kenn gisu leen woon dana woon tekk daw nëbb bàyyi ko président te fam ñore woon defoon ko yi amaana lii la waroon a génn wax ak askan wi di génn dem ci nit ñi xam population leen naqari ak jafe-jafe am Sénégal waaye dañ ne tekk bàyyi ba xeex bi am président xeexal boppam ñu koy xeex mel na moom doomu ànd koog ñoom ba mu jeex tàkk ba daan leen ñoom ñuy génn kenn ku ne génn di wax fu nu war a génn wut ñoom ñu yabaate la sama day yàqal président rek ndax li xew Pikine moo war naa bañ a am fa war na xeexewul fa man fi ne ministre ma gis nga génn ci télé maa ngi gis génn mbitit fekkal sans fekk ray rek laay bëgg rek. yéen waa Touba ban réponse ngeen nar a andi ci mbir mi yéen seen bopp. yéen responsable yi nekk ci diwaan bu Touba rawatina yow ban réponse politique ngeen fas yéene andi ci mbir mi parce que kenn déggu leen aussi. man li ma doon andi ci mbir mi fi mu toll nii génn jege askan wi ma ko daan defe jàppale askan wi dimbale leen ci sama alal ak sama doole ba sama biir incha allah naa may ay machine naa may ay tuyaux ndox naa may ak ciment. man loolu la loolu mooy sa façon noonu nga ko nar a xeexee. noonu laa ko nar a xeex waaye nag di génn di xas Sonko di président la bàyyi ba li amoo ko mën naa benn mën naa ñàkk mbir mi diggante Sonko ak Sall yoonu kenn ñëw ci yoonu président ñëw ci même génn ci jege askan wi xam jafe-jafe yi taxawaayu parti bi ci diwaan bi Touba ñu jeexale foofu naka ngeen organisé wu kan moo jiite kan moo ci topp wala ni muy doxee mbaa dal na sa xel. ni muy doxee doo sama xel wax dëgg yàlla ndax tamit nag Touba ñëw doole am na fi torop surtout nag ñun jigéen ñi njit mu amu fi moom te jàpp naa njit na see xam ndax ku toog 12 ans amoo njit ba tey ji njit mën a ñaar tamit ñu lan moo manqué lan moo manqué exactement ci parti bi au niveau local. li ngeen manqué li ñu politiciens yi ba nga xam nga politique tamit doole da caa baax te jigéen ñi seen doole des na trop man mii wax ak yow de wax dëgg yàlla yër naa jigéen ñi ndax ñun ñuy politique suñu tubaab ñu suturaal bu tuddi sëb la sax muy dox kon nag ñu jàpp naa politique yóbbu na fenn bu nee politique tamit askan wi tax ñu politique ak suñu taal bi waaye ñi nga xam ne nii politique la ñuy dundee yërëm naa leen ñu jigéen ñi. jigéen ñi sonn nañ département de Mbacké. sonn nañ trop doole luñ leen jegewul leen du waa ministre jot ko lu gisul ministre jotul ca président. d'accord te politique jigéen la ak ndaw waaye jigéen département Mbacké bi moom. gisuñ seen bopp coon naa jëm coon yi sonn nañ ko. d'accord te seen jàppale seen doole leen li am ko si ñëw nag ministre de la femme day solo jëm moo ko fiy def. man li ma leer na moom am na loo xam bu ko yoroon tey jii Touba na leer. lan li mos politique si mën na ko may. moom nga àndal rek xam naa moo tax. dama ko yàlla tax rek ndax man amul benn doomal tànk ci parti bi
kenn du ma saas émission kenn du ma leen waaye nag li samay jigéen ama ko si ñëw ci parti bi moo leen ko jox. tey boo toogee boo toogee ba réew mi fekk si leen da ngay am rëccu wala yow mi nga xam ne foofu nga jógee woon ci Idrissa Seck nga nekkoon. réew mi. ma ne boo toogee ba réew mi bu Idrissa Seck ñëw ci biir ñëwaat ci biir Benno Bokk Yaakaar. waaw. noo koy jàppee da nga ci am mbégte wala da nga am tuuti gàcce wala rëccu. am ci mbégte rëccu ma de dama ci am mbégte bu baax xam na kat yaay naa ko ndax maa ko njëkk ñëw ba ma ne xam ne liggéeykat baa ngi nii ki mi ngi dafa réew mi ma ñu jiitu parti bi yëpp ci parti bi yaay naa ko te sant naa ci. ndax soo fekk surtout mën na maa rus waaye nag dem da xam ne kat président nii moom liggéeykat la te bëgg na ko jàpp ndox réew mi doon woote jël ko wi soo ci jol bi ànd naa moom dama ciy sant. jërëjëf soxna si émission bi jeex na ponk bi mujj bi mooy wàllum social boobu ngay wax dañ cee am benn cas boo xam ne dañ la ko bëggoon soumettre dañ ci soxla ciment ak fer ak ndox ak li ñuy fayee maçon ndax dañu am suñ benn cas boo xam ne dafa soxla néeg bu muy tabax foofu ca diwaan bu Touba ñu bëggoon nag ba fu muy mat rek saa yu ñu amee invité incha allah ñu sas ko bu ko defee ñu koy yóbbul bu ko defee mu mën a tabax ab néegam ndax jafe-jafe la boo xam ne ab soxna la bu mel ni yow xëy na boo xam ne loxoom jotul ginnaawam ñu bëggoon ci nag ànd ak moom ba saa yi nga xamee ne kon soxlaam soosu faj na ko ndax émission bi dafa am pàcc bu yaatu boo xam ne dañ koy jagleel en général social yow nag yaakaar nañ la ndax yaa ngi def ci wàllum social donc dañ la koy njëkk a jox demande la ko nga xool loo ci mën a barkeelu bu ko defee ba fa muy mat rek saa yu ñu amee invité incha allah ñu wax ko ndax benn soxna la boo xam ne dafa am handicap nekk ci diwaan bu Touba ñu bëgg ko jàppale ci fu muy fanaan ak fu mu dëkk ñoo ngi la ciy déglu loo ci mën ci saa si ak wala boo ñu woowee tonni ciment ñi nga jox ko ma jox ko waaw baax na très bien jërëjëf ñu jox la nga tàggatoo waaw jërëjëf maa ngi bu ñu noppee dinañ jël contact ak yow wala ñu boole la ak moom directement ça dépend loo ci bëgg rek incha allah. waaw baax na tàggatool. jërëjëf maa ngi sant bu baax la sant bu baax soo dafa liggéey di ñaan yàlla yokk loolu ba nga yëg ko avancé di sant Sénégal baax di sant waa Touba leen ñaan dal ak jàmm ak taalal loxo ñëpp nag ñu ànd liggéey Sénégal doon benn ndax Sénégal benn pour ci mënu ko xar ñaar di sant suñu kilifa diine yu baax di ñaan yàlla defal leen jàmm may leen fan lu gudd ndax kilifa diine baax na ci réew surtout mag kon nag yant yàlla bàyyi suñu mag yi parce que tamit di mébul ci Sénégal lépp yàlla ko yàlla may fan lu gudd ku wér ak sago suñu àggale ay réew mi yàlla def jàmm ndax saytaane loolu la jërë ñaan ndax Sénégal bee bopp la kenn mënu ko xar ñaar te ñu ngi sant département de Mbacké yëpp surtout jigéen ñi sant jigéen ñëpp di ñaan ñun ñëpp ñu booloo doon benn liggéey ndax moo ne may ndam ëllëg jërëjëf ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di Mame Saye Mbacké nekk responsable bu APR au niveau de Touba nekkoon suñu premier invité ñu amoon gàllankoor ndax dafa xawoon tardé ci studio bi ñu jël ko au téléphone di jégalu mbokk yi bu baax a baax di leen jox dig daje dans quelques minutes incha allah ak suñu deuxième invité Fatou Bintou Niang bu Pastef. Deuxième et dernière partie émission Géew bi samedi 27 mars 2021 ñu ànd ci comme ni ñu leen ko waxee woon ci annonce bi ak soxna Fatou Bintou Niang bu parti Pastef bu diwaan bu Touba soxna si mu ngi ci studio bi ñoo ngi koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog ñi nga xam ne ñooy askan wi bu noppee ñu ànd ak moom ci laaj ak tontu yi salaamaaleykum xëccal micro bi soxna si Pastef moom au moins elles sont pile à l'heure quoi boo leen invité heure bi ñu war a ñëw dinañ ñëw. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Diop ñu ngi lay ziar di ziar soxna Mariama. xëccal micro bi allez-y c'est bon. di wax ni temps dafa cher moo tax ñu ngi leen di ziar bu baax di leen remercier ci invitation bi man nag maa ngi tudd Fatmata Bintou Niang nekk ndaw dëkk fii ci dëkk bi nekk diplômé en ressources humaines et commercial en même temps bokk ci membre pour communication Pastef Touba en même temps aussi membre ci parti ci jigéenu Pastef Touba yi en gros noonu lañ ko mën a mooy présentation ñëw bi mat na sax yow de xam naa li la fi andi moom bokk na ci li ñëpp xam te mu suli coow ci réew mi
fan yi ñu weesu mu mel ni coowal Ousmane Sonko Adji Sarr te jeexagut mbir mi pour yéen da ngeen ci génn c'est fini wa ila jàpp ngeen ne peut-être rapport de force boo xam ne ça vous a été défavorable quelque part nan ngeen ci génne quelles sont les leçons de cet affrontement là entre yéen ak nguur gi ci fan yi ñu weesu. sëñ Mohamed jaajëf question bi am na solo wante li nga wax rek ne nga coow li lan lañ ci jàngat. loolu mooy question bi. yaakaar naa ni liñ ci mën a xam mooy que ni su jàngat dee am. suñ côté ce sera d'un côté positif ci ñeneen ñi ça veut dire que day nekk si pour le gouvernement day nekk benn jàngat boo xamante ni ñoom day tax ñu xam fan moo nekk seeni faay lan lañ war a recadrer ak nan lañ ñi quant à coow bi nag duñ si mën a avancer lu bari parce que comme mu ngi si loxoy yoon te l'essentiel a été dit par notre président nag donc luñ ci mënti def rek mooy ñu bàyyi ko. Il faut quand même qu'on tire les leçons. Parce que pendant une semaine wala lu ko ëpp 15 jours mbir mi ça a tenu le pays en haleine et fukki nit ak ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan à cause de l'appel à l'insurrection bi nga xamee ne sa leader def na ko ne leen jaral seen bakkan génn leen ci mbedd mi nga bëgg a ñëw fii ne ça va passer par perte et profit dootuñ ci wax ndax mbir maa ngi ci yoon. bon li ma ci loxo yi ça va passer par perte et profit mënuñu ko waxee noonu parce que nee naa la sànq ñun liñ si mën a jàngat mooy que ni on n'avait pas besoin d'en arriver là pour que suñu nguur gi di toog di wax ne dégg nañ ñu frustration yi dafa bëri woon xëy na suñu président moom moo nekkoon li nga xamante ni moom mooy catalyseur bi mais ñi nga xamante ni ñoo génn manifester c'était au-delà de l'appel bi ñu convoqué Ousmane Sonko. C'était au-delà de ça y avait des personnes parce que am na ci ñoo xamante ni xëy na ñii mënuñu woon a muñ parce que lii metti na leen ci réew bi frustration yi bëri na te yëpp dajaloo nañ parce que yi fi jaar bëri na jeunesse bi nekk fii sonn ñàkkam xëy les gaal yi nekk fii nit ñi di dem ba tey la seen bakkal dund ak dee lañ ko yemale kon nga xam ne dëkk su tollee ci stade boobu dafay xaw a critique donc liñ ci mën a xam rek mooy que ni ñun dañuy permettre ñu xam suñu leader sax wax na ko nee na daf ñuy permettre ñu xam donc face à ça dina xam moom ëllëg su jëlee nguur gi ban jeunesse la amal affaire. mais jo bëggoon naa ko wax ci côté boobu noonu parce que ki nga xamante ne moom moo fi toog aussi jamono yi 2012 laataa muy jëw réew mi li Sonko wax la wax mooy bu jëlee réew mi dina xam ni muy def ndax loolu la fi fekkoon ci 2012 mu nekkoon benn crise boo xam ne crise sociale économique ak lépp luñ ko mën a tuddee loo xam ne Sénégal mu ngi ci woon ñu teg ko si est-ce que Sonko li ngay wax léegi naan avantage da koy am est-ce que mesuré na poids bi nga xam ne am na ko parce que wax nga ni jeunesse bi crise sociale moom moo leen yëkkati kon c'est au-delà de la personne de Ousmane Sonko kon moom est-ce que fi muy yaakaar boppam wala yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci Pastef yóbbu ngeen fa seen leader est-ce que yaakaar ngeen ni yegg na fa xam nañ bu baax degré bu mu toll lii message bi jàll ni on l'a très bien compris même parce que lii nga wax nga ni ça va au-delà du président Ousmane Sonko effectivement ça va au-delà parce que chaque jour même kii yi moom mooy ñëwaat su ngeen ma falee dinaa la suñu xoolee suñu réewee tuuti ci suñu cursus su président Ousmane Sonko depuis tout au début il a été lié à son peuple moom fexe na ba lu mënti am connexion toujours day am suñu digganteem ak peuple am ak population sénégalaise bi parce que bëgg na ñun ñu ji ko ngor ba nga xamante ni ëllëg si biir reconnaissance boobu da koy jël en compte nga xam ni moom su jëlee nguur bi dina xam ni lii dañ ko koo dénk te à tout moment mën nañ ko jëlaat si moom donc il va essayer ñun tamit ñu jàppale ko si ñun la jeunesse le parti Pastef et toutes les patriotes du Sénégal ki nga xamante ni dëkk bi ñor na la en général nga daal di ñëw fekk si ñu ci ñun lu ñu bëgg parce que daf ci am loo xamante ni moom la déclaré ci la indiwaat parce que amoon na sax mais au fur et à mesure ñuy dem dañuy gis ne que yenn valeurs yi dañuy dem ba dañ koy perdre mais moom dafa indiwaat valeurs yooyu si ñun li nga xamante ni loolu mooy ngor mooy jom
mooy reconnaissance surtout ak loyauté dafa baax nit dafa war di être loyal envers son peuple envers les personnes yi nga xamante ni même kër gi nga dëkk sax ñi nga nekkal da nga war a être loyal envers ñoom. mais loyauté boobu dafa dem ba nga am une confiance même su fekkee c'est pas une confiance absolue ci sa justice su dëkk nan ngeen mu ne d'une affaire purement privée ngeen bëgg ko transformer en une affaire politique Ousmane Sonko am na lu ko benn sénégalaise jiiñ est-ce que gënuloon yomb mu dem directement au tribunal seetal derem et puis am les gains politiques qu'il faut su fekkee moom set na ci mais muy woote à l'insurrection ñu koy convoqué muy wax ne fii laay jaar ak du ma jaar fii est-ce que du moom ci boppam moom moo jël mbir mi transformé ko de façon politique et ba tax na mu jur li nga xam ne moom la jur muy fukki nit ak ñeent ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ak ay jafe-jafe yu bari ci wàllum koom. xam nga Mohamed les faits sont là. Sacré. Les faits sont là. Ouais. Te aussi les faits sont là et bon. ils disent que Ousmane Sonko moo dem ca salon bi. yow loolu nga bëgg a gis. man loolu moo feeñ ci PV yi. dem ci salon bi tamit moo les faits sont là mooy ñëpp xam nañ ni affaire de justice la affaire de justice waruñu ko indi ci plateau politique ak débat national donc yow xam nga ni les faits sont là. les faits sont là su ma ko waxee mooy que ni c'était une affaire privée. Purement. Pourtant la fille elle pouvait aller faire sa déposition. Wolof. Allez-y, la fille nit ki xale bu jigéen bi mënoon na dem def déposition am te ma Samba du yëg ma Demba du yëg. mais loolu la wax ne loolu la bëggoon exactement allez-y continue. bon li ma ci mën a wax mooy que ni ñun amatuñ sañ-sañ wax si parce que dafa nekk dugguñu ci fond dossier bi mais dañuy wax li ci kaw dañuy jàngat rek li ci kaw dañuy joxe suñu jàngat ci suñu xel bu gàtt ñun moom la ñuy waxee mënoon na dem li ci laxasu ci ginnaaw moom moo tax mu poussé suñu président Ousmane Sonko mu génn wax. lan moo ci laxasu. bon li laxasu ci ginnaaw y a des personnes yoo xamante ni dañuy ñëw pour bëgg utiliser en fait la façon manière bi ñuy defee politique fii ci Sénégal moom moo xaw a doy waar ginnaaw moom suñu amoon beneen yoon buñ ko mën a jaaree boo xamante ni leneen la kon def nañ ko bu yàgg moom wax na il les a mis au défi depuis lu yàgg nee na leen muy kum ci mënti doon loo ma indil foo ma xëy woo ma wuy si la ma fekk la fa boo amee fukki dërëm wala dara affaire 94 milliards yi dégg nañ ko fi coow boobu. ñu woo ko tribunal ne ko andi say preuve andiwu ko yaa ko tudd moo tax ma wax ko. ah bon parce que. ba finalement dossier bi nekk loo xam ne Fouras daal di xëdën. Fouras daal di xëdën loolu dafa li ñu doon toppee waa ji finalement gisuñu ko. affaire Petro-Tim également même chose. Ousmane Sonko peut-être habitué nañu di sulli ay scandale yoo xam ne après. bu ko réew mi soxlaa pour mu andi ay preuves ci li muy wax du ko andi. bon concernant les preuves nag moom li war ci preuve yi loolu yaakaar naa dañ koy bàyyi ak yoon ñun liñ ci. non loolu yoon def na ci liggéeyam ba pare. waaw yoon par exemple Petro-Tim yoon def na ci liggéeyam ba génnee ne Alioune Sall bi ñu doon toppee ne dafa luubal xaalis réew mi luubalu ko. lakk doom dóor doom bi moom dafa fës ci réew bi parce que tamit nag bu ñu waxee rek ne injustice bi am ci réew mi. bokk na li nga xamante ni moom moo nekk nag la cause fondamentale bi nga xamante ni moo déclenché li xew ci réew mi fan yi parce que nit mënoo ko nekk ne ko li ñuy wax dundaloo ko solooloo ko woddoo ko joxoo ko mu liggéey heure bu xëyee di dem di ñafe ji liggéeyam di liggéey à la sueur de son front yow nga xëy bëgg di ko xorñañal chaque jour nga koy xañ ay gëddam xañ ko ay droit am xañ ko àq ak yelleefam benn instant dafay xaw a nduru anarchie donc fii dañuy dem ba wax ni kon li ñu mën a wax rek mooy boo amee foo wéeru daal da ngay am fit. comme Sonko. non déedéet du sañ comme Sonko. ñun xam nga ni wéeruwuñ fenn. si da ngeen wéeru parce que Sonko li ma la wax rek moom laa bëggoon ñëw xëy na peut-être nga leeralal ma. mbir mi yomboon na nit muy ku munti doon am jafe-jafe ak yoon même si tu n'as pas confiance à la justice xëy na du juge yëpp ñoo yem
du magistrat yëpp xëy na ñoo mel ni ngeen décrire ci biir système judiciaire bi am ñoo xam ne xëy na peut-être garder nañ une certaine indépendance mais sénégalais yi dofuñu demal nga jéem bu ñu gisee ne lëndëm na ils vont le dire ils vont constater mais bu ñu gisee ne également leer na tu as l'obligation de dire aux Sénégalais qu'est-ce que tu faisais dans ce salon à 21h en pleine période de couvre-feu ba ñu la fay jiiñ li ñu fay jiiñ loolu laa wax te apparemment mënoo ma justifier mbir moomu lu tax Sonko bëgg a politiser carrément le dossier. ñoom ñoo ko politiser en premier lieu. yaa ngi dégg donc li nga bëgg a xam mooy qu'est-ce que le président faisait là-bas à cette ci heure boobu waaw. bon loolu moom expliqué na ko ci déclaration. les audios les vidéos sont là archives yëpp ñu ngi fii donc xam naa ne temps bi duñu ko may ñu gën ci mën a xuus ci biir. liñ ci mën a wax rek mooy que ni li ñuy wax naan wax sax bu jibee nopp yi koy dégg sax dina wër luy dëgg moom xam nga soo koy wax tellement c'est cohérent day jub day leer day tegu ci yoon ba nga xamante ni ki koy dégg dina xam ne lii yenn na maanaam. am na ku ma glissé benn message mu ne ma tu es un peu mal à l'aise su fekkee ci défendre dossier bi xanaa da nga ci am tuuti kersa. mu ne dama mal à l'aise. waaw benn parce que nag quand même affaire la far quand même moom. moom affaire la far je suis mal à l'aise c'est normal nag parce que nee na sa xam nga lu tax il est un peu mal à l'aise ci dossier Sonko bi mënu ci wax sax lu bari. xam nga lu tax daf ci am loo xamante ni suñuy valeur la muy kersa di sutura am loo xamante ni ñoo ko moom loolu la fi maam yi bàyyi woon ñoom loolu lañ doon doxee. donc pour loo xamante ni mbiri politique la rek warul mën a tax ñu jël suñuy valeur di ko sànni di ko wasaare ci kaw table bi donc je suis pas mal à l'aise je suis très bien à l'aise ci dossier bi te man comme lu may wax saa su nekk rek li ñu ci suñu président wax muy Ousmane Sonko gëm nañ ko ba justice di ci def li ci war. Soxna Fatou ndax Ousmane Sonko warul war a mën a leeral boppam dëkk leen yéen ñi nga xam ne yéen a koy doxal ngeen nekk à l'aise dëkk bi yëpp mën a am confiance ci moom du woon dossier bi leer mais instant bi kenn xamul ndax Ousmane Sonko moo def wala Ousmane Sonko def na. en fait dangaa bëgg mu waat yow. non pas mu waat sax mais ñu bàyyi ma bëgg a xam mooy c'est-à-dire mu dem c'est-à-dire mu gindi nit ñi. kenn xamul ba léegi nii dafa nébuleuse. D'accord. léegi l'émission ça tourne autour du dossier parce que moi je suis pas avocate. non, attends, laisse-moi terminer. Non, tu n'es pas avocate, mais tu es là. On t'a invité parce que na nga bokk ci parti Sonko. Et l'actualité l'impose. Actualité bi mooy Ousmane Sonko. Donc on ne peut pas parler d'autre chose que de ça en plus de la gestion de Pastef ci biir dëkk bi. Donc question yi ñu mën a laaj mooy loolu ma sama question c'est pas parce que c'est Sonko qui a fait wala c'est pas Sonko qui n'a pas fait. Mais sama question c'est simple, je dis est-ce que dossier bi waruñu jéem a imposer wu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir Pastef ngeen imposer seen président mu dem yoon def liggéeyam ndax instant bi buñ ko bàyyee mu génn dem toog këram. mais dafa lëndëm kenn xamul ndax Ousmane Sonko moom nekk na ci wala nekku ci te dañu bëgg a xam. pourtant moom on l'a libéré dañ ko libéré ba pare ñu def ko sous condition. sous contrôle judiciaire dama juum léegi moom bañul dem procès Adji Sarr tamit bañul dem procès. D'accord. donc nañu bàyyi yoon mu def liggéeyam. tout à fait c'est très simple. taxawaay bi ci kilifa yi am rawatina kilifa diine yi est-ce que yéen di ngeen fas yéene continuer doxee digle yuñ def wala yéen da ngeen bëgg ñu jël lépp rek taxañ sànni fële ñu recommencer waat à zéro. taxañ sànni mënul nekk. donc procès dina am. waaw donc taxañ sànni mënul nekk parce que kilifa diine yi niñ ci taxawee seen waruwaay la ñu def parce que tamit ñoom lañ fi am ñoom ñooy suñu kilifa soo déggee ñuy wax naan mat naa bàyyi ci réew mat mu am xel mu rafet xel mu sell rawatina suñu xalif bi nekk ci réew mi suñu di ci jiital sëñ Muntaxa nga xamante ni moom dox na ci wax ci dégg nañ ko ci def na ci kéemtulaay kàttanam pour jàmm delsiwaat ci réew mi. Sénégal nag jàmm lañ xam jàmm lañu dund moom la ñu yàgg nekkee loolu moo yombal suñu nekkin ba fax ñu waral ñu di ñu tuddee sax le pays de la teranga donc ñu xam ne rek ñun ak kilifa diine yi ñoo dëkk
niñ incha allah décision bu ñuy mënti jël dinañ ci am seen wàll maanaam ci ñoom ci seeni décision dañuy sukkandiku di jëf. waaw ni président Macky Sall tàmbalee jël en charge la question maanaam defoon ngeen exigence mooy libération de tous les ni ngeen ko tuddee otage politique entre guillemets. ak yeneen exigence yi ni mu ko tàmbalee jël en charge ban commentaire nga ciy def est-ce que am nga ci tuuti satisfaction. waaw xam nga jàmm moom su xasee jug. dañuy woote waat jàmm rek ndaxte li olof di wax ne la nettali xuloo day indi xuloo. day yokk mais président mu ngi tàmbale ci jàmm jooju wala oui ou non yéen a ngi gis ne mu ngi commencé dox jàmm wala. mu ngi jéem di ñëw nañu xool ba ci cëppaandaw ja ndax li mu tàmbali dina ko yeggali donc loolu la ñuy wax. gis nañ ne libéré na otage yi démb sax ci guddi la ñu jot information que suñu coordinateur Mam Dame ak Bada mi nga xamante ni fii lañ bokk muy Touba ñoom li tamit libéré nañ leen ñu leen di wax ne bon retour à la famille. léegi nag président li ñuy koy wax rek mooy que ni lancé bii mu jël nii na si gën a continuer ñu xool ba xam ci pandaw jàmm daal loo ko jëndee jar na ko. mais rassuré na la. pour un début. yi mu commencé jël ci ay mesures. rassuré nañ pour un début ci tàmbali gi mun nañ ci jàppagum. léegi lan moo des. bon moom nee na dafay lancer waat la politique ci discussion kii bi discours am bi mu def bërki démb après manifestation bi mu lancer waat benn montant pour relancer waat politique bi kii bi économie bi mais nag ñoom dañoo am benn problème muy gérer parce que à chaque fois li génn du dem fi mu war a dem loolu moo tax tout le temps lu ñu wiiri dañuy ñëwaat ci case de départ bi fi ñu nekkoon la ñuy nekk parce que ñoom moom boo xoolee le gouvernement a fait 7 ans un mandat de 5 ans de dolliwaat beneen mandat boo xamante ni 7 ans lañ ko jox moom moo am suffrage 58%. moom nee na population bi dañ kaa wóolu moo tax ñu joxaat ko confiance donc moom na prouver fi ñu toll nii ci agir la toll li ko dese bëriwul. li ko dese ci temps bëriwul amatul jot sax warutul am jot di wax wala muy def dara donc luñ ci mënti wax rek mooy que ni na liggéey daal loolu moo ko dese na liggéey. lan la war a mën a liggéeyee pour mu convaincre leen. ay exemple comme yi ngay wax naan lu ñu génne rek buñ ko dugalee fenn après day naxasaay du am suite. dinaa am benn anecdote bu ma lay wax. maanaam exemple bu ma lay mën a expliquer pour nga comprendre nit su ñëwee ci yow neel damaa bëgg nga dimbali ma bu ñëw nga fajal ko soxlaam mu dem déwén sa mu ñëwaat waxaat la même soxla bi nga fajalaat ko mu dem bu déwén saa mu ñëwaat mu waxaat la même soxla bi kon war ngaa taxaw xool xam ne lii fi muy dem du foofu nga toog di dem di relancer waat économie bi nan la ci mën a defee. day fekk si rek ci suñ président Ousmane Sonko li muy dox mooy que ni ci lu ñu nekk bàyyi ma xam nga ñu suñu président daf ni politique bi de économie bi dañ koy relancer booy relancer économie day fekk yow mi nga xamante da ngay fekk ki nga xamante ni moom moo nekk ci secteur ba nga dooleel ko mais doo ñëw jëli koo xamante ne dafa nekk fee ñëw teg ko foofu ni pour ma li ma bëgg ñu comprendre ko foofu rek mooy que ni tout le temps dañoo war di wàcc sur le terrain liggéey bi waaw kay ça se fait à la base ci suuf lay doon da ngay dem nekk en confrontation ak réalité bi nga xamante ni moom moo nekk ci dëkk bi donc loolu suñu président joxe na ci def na ci ay exemples yu bari par rapport ak situation pandémique bi gis nañ moom nu mu agiré bi ñu toogee ba hôpital yi amatuñu woon ay banque de sang yu manqué ñëpp jaaxle mu woote nit yi dem fekki ne patriote yëpp nañ génn dem maye ji deret kenn ku nekk fi nga nekk nga dem nga maye ji bu loolu weesoo tamit wax na incité na seen professeur ak enseignants yi ñu def ay cours yoo xamante ne c'est des cours de renforcement mais c'est gratuit lépp day indi rek suñu engagement lay wanewaat nit ki dangaa war di tàmm di def te yàlla tax sans attendre doo xaar dara ci ginnaaw léeg-léeg sax nit yi dañuy faral di wax naan lu baax soo ko defee danga koy fàtte sax
léeg-léeg nga tasewaat ak nit kaa la koy fàttali moom waaye yow en personne da nga koy fàtte donc vacances agricoles yi tamit comme vacances vacances agricoles patriotique bi waaw bi ñu lancé woon tamit. mais Touba Mbacké moom amuloon vacances agricoles patriotique. c'est que ñun fii suñu secteur d'activité mu ngi nekk plutôt dans le commerce. am nañ ci mbirum jënd ak jaay lañ gën a nekk. mais est-ce que ñëpp dañu war dem def jënd ak jaay aussi. est-ce que mënuñu woon fexe impulser beneen gis-gis ci biir ndaw yi fexe ba imposer leen peut-être ak ci seen gis-gis fexe ba ñu dem ci mbay mi mais yéen jéemu leen benn yoon ngeen ne commerce rek moo fi dox donc on va pas faire de vacances agricoles patriotiques. vacances projet bi nga xamante ni moom ngay wax ni ne ñun jënd ak jaay moo fi dox moom la ñuy dox loolu lañ fi nekk li ñu bëgg nag mooy que ni comme li suñu président Ousmane Sonko di wax saa su nekk li ñëpp bokk ñëpp jot si day fekk ñun parti lañ boo xamante ni dañoo ndaw ak suñuy moyen bopp la ñuy demee te fii nii ci mbay mi am na fii ay suuf soo xamante ni mën nañ ci bay wante ñun pour ñu mën a jëf li ñu mbébét mooy suñuy ambition ci dëkk bi faw ñu am les moyens les moyens soo koy dégg mooy que ni ñun ñu mën a jot nguur gi suñ ko jotee bu boobaa ñu daal di fas yéene nag daal di investir taxawal suñuy projet ànd ci ak ñëpp parce que ñun suñu parti bii di Pastef li ñun ñëpp dañoo am benn connectivité bu ñu boole parce que dañoo bokk bëgg-bëgg parce que ànd moom su dëggoo rek bokk benn objectif ànd bi day yomb ñun ñëpp kenn ku ci nekk mu nekk yow kenn ku nekk sa morom ngay gis ci sa bopp donc noo mënti def saa su nekk mooy comment nan ngay def ba keneen ki jëm ci kanam waaw loolu lañu yaakaar. mais loolu di àndul ak politique moom ñëpp bokk ndey bokk baay. c'est que loolu déjà problème leadership sax am na seen biir parce que peut-être bu ñuy jàppee ne Serigne Cheikh Thioro moom mooy coordinateur au niveau de Touba am na ñeneen ñu jàppale leen au niveau de Mbacké également pareil donc politique moom moo ànd ak ay xëccoo ak ay ku ci ne nekk sa biir camp di jéem a liggéey pour peut-être. Massifier de façon plus globale le parti donc li ngay wax nii moom jafe na ci politique Pastef da xëy na peut-être beneen doxalin la ñu andi. waaw beneen doxalin parce que ñun la politique autrement la ñu woote politique ak beneen facette beneen anam moom la ñuy indi. léegi lan nga jàpp ci réponse bi njiitu réew mi wax ci par rapport ak emploi des jeunes parce que ni nga waxee ne mbir la boo xam ne affaire privée la mais finalement. Élément déclencheur la woon rek parce que frustration yi bari woon na ci réew mi mu ne je vous ai compris génne benn enveloppe bu 350 milliards boo xam ne 150 milliards yi moom ren lañ koy dëxëñ dugal ko ci biir xëyum ndaw ñi réponse boobu noo ko jàngatee. li ma la wax sànq rek sëñ Mouhamed ma ne la soxlawul woon muy xaar ba lii nii yëpp ay ndaw di si ñàkk seen bakkan mais comme am na. mais dañuy fàttali rek. ñàkk bakkan yi nag ñu bari jàpp nañu responsabilité partagée la ki woote ak ki fekk si ku ci ne am na peut-être wàll maa ngi dem tribunal kaay leen jàppale ma na leen jaral seen bakkan Ousmane Sonko moo ko wax ci. xëy na peut-être répression bi am na c'est à dénoncer mais yéen a woote ne kaay leen ñu jàppale. wante li waroon rek ginnaaw moom moo jiitu. te moom président moom moo fi nekk moom la fi yàlla teg dafa waroon rek li waroon mooy fexe ba violence du am coow du am dara du yëngu moom loolu la waroon def parce que bu dul dara tamit jox nañ ko moyens yi jox nañ ko jumtukaay yi ak yëpp donc li mu waroon def mooy loolu li may fàttali rek mooy que ni waruñu woon a agsi fii pour muy mujjee wax di wax dégg naa leen loolu la liñ ci mën a wax rek mooy que ni xaalis bi su génnee na dem fi mu war a dem ñu bàyyi xaalis bi ñuy jël di ko def foo xamante ni jëm fa parce que financement yi dañ koy dégg ci ñoom bañ toogee ba léegi on entend toujours des milliards ci ñoom muy génn mais chaque fois dañ koy jël jox ko seeni
nit ñi nga xamante ni ñoom la seeni ki ñuy financé fii moom la ñuy financé waat fee moom la ñuy financé waat fee donc li ma bëgg rek ñu xam ko mooy que ni am na sax démb sur Facebook benn anecdote bu ma gis damaa ree ba sonn ñu def lancement boo xamante ni c'est concernant les kii mbaam Diourbel yi léegi nag zone yi moom nee nañ dañoo lancé foofu benn entreprise boo xam ne ramassage ordure ñu joxe 25 moo lay wan ne rek seen xel foofu la toll mais loolu baax na parce que nit ku nekk mais loolu baax na ñun saboté wuñ ko mbaam yi da nga koy saboté kon non saboté wuñ ko parce que on est en ci 2021 la ñu nekk Mouhamed léegi nag ñoo xam ne sax mbaam bi dañ ciy kontaan lool xëy na yàgg nañoo bëgg sareetu mbaam boo xam ne dinañ ci liggéey ñu jox leen ko ñuy tonni mbalit te ci benn koñ kese la génnul koñ bi kon loolu baax na li war mooy loolu ñu jël noonu ñu fas yéene defoon ay usine de recyclage mais usine nag ci zone bu doo xëy nekk rek d'un coup comme ça nga non def ko parce que chaîne ñun affaire bi chaîne la mais moyens yi ñu ngi fi ana moyens yi mooy milliards yi ñuy génne parce que usine xaalis moo koy tabax bu dee compétence bi mu ngi ci réew bi xale yi dañoo jàng yoo seen i diplôme am seen métier mën ko parce que kenn ku ci nekk da ngay xëy di dem di xarmat di ko jaayante di ko ñàkkante di ñëw kon donc bu ñu toog ñu ne ndaw ñi dañoo yaafus Sénégal am na bépp façon lii la mën nañ leen bàkkee lu ne mais ñun dañoo nangoo liggéey sénégalais fu mu nekk dafa rawatina nag ñun waa Bawol moom ñun moom mandargal lay nañu loolu Bawol moom dafa xam nu muy utee xaalis donc ñun loolu la ñuy wax pour une région bi nga xamante ne moo ngi mel ni Diourbel waroon na xalaat yeneen jumtukaay yu mu fa teg yu dul ay kii su ma juumul ñoom sax dafa mel ni mosoon nañ fi génnee je sais pas damay kii rek su fekkee dama juum nga gàgganti ma mais mosoon nañ fi voté benn loi boo xam ne day tere xale di dawal charrette. liggéeyum xale ci boppam lañ tere. parce que xale dafa war a jàng ba 16 ans je crois. ba 16 ans mais charrette yi ñi ñu ko jox keroog. au-delà de 16 ans 18 ans. 18 lañ ko jox. waaw ñi au-delà de 18 ans bon si c'est au-delà de 18 ans c'est bon waaye bu fekkee ne moom ñi ñu ko jox ci kii bi ñoom dañoo def seen loi ba pare wëlbati ko weddiwaat seen bopp. parce que tamit nit. xale da nga koy bàyyi mu jàngi ci âge bi mais ku ne xam na ni éducation bi fii Sénégal gëj na stable que ce soit muy éducation muy santé muy yeneen secteur d'activité yi yëpp dañuy sooxe donc li ci war rek mooy mu ci nga ciy concerter ak les personnes concernées nit ki xam nga soo bëggee jëm ci kanam da ngay nangul nit ni ko yàlla def maanaam bu nangoo ni nit moo la mën ci lii bàyyee ko te nga ñëw woo ko wala nga woo ko mu ñëw nga jiital ko bàyyi ko moom mu koy doxal te nga jàppale ko te bañ kaa nuñ koy waxee bañ kaa gàllankoor ci ginnaaw. baal ma laal na tuuti par rapport ak kii bi lu mu wax mu ne dañoo suñu njiit yi dañoo xëccoo day bëri ci politique bi foofu ma di ci dalal suñu xel ne la ñun au-delà de parti bi ñu bokk ñun famille lañ parce que tànk yi na ngi doon famille ne doo leen du yaatu de moom te ngeen génn famille bi non parce que loolu lañ xam ñun famille lañ ça veut dire que ni ñun ñi ci nekk ñu ci ëpp Pastef moo ñu boole mais au-delà de Pastef sax dañuy dem lante donc loolu parenthèse la bu ma doon ubbi pour leeral ko ñu xam ne li ñu sekk parti bi moo ñu boole waaye li ñu sekk bu dul dara dañuy sàmm kóllëre bi di ko ndax ëllëg. waaw est-ce que tamit Pastef am na doole ci diggante Touba ak Mbacké. vraie question. waaw loolu la question de. ça la question. question boobu lu muy ñëw bëri na de. ça la question man de mën naa joxe sama xalaat waaye bàyyi ma bàyyi nga léegi. du ñuy ne nee nañ faral Marème neen du ñuy faral di tontu question par question de waaye lan ngeen di xaar pour ñuy xëy di yor ay kii di riiral dëkk bi dañ leen di gisul fenn ndax man teew naa ci benn maye deret bu mujj hôpital man labul Fawzeyni waaye yàlla xam ne ñeent maye deret xaw ma ñett loolu tamit te wuute bi rëyoon na lool moo tax ma toog ma ne man Pastef est-ce que ñu ngi liggéey est-ce que du coolee fi nekk rek li tax nan moo tax nga xàmmee leen Mariama ñu ñëw dañoo solaan ay t-shirt Pastef samay xarit lañ nag non xam nga Mariama xam nga li ñuy wax rek Pastef am na doole xam nga politique soxna sa Mariama day loo xamante ni
du liggéey. politique day mottali ñun ñi def politique on fait bu ñu matee 10% de la population ci la yam xam nga mooy li suñ président di woote chaque jour rek xam naa di nga ne ma bëgg nga seen président waaye faaw ma lay delloo si ñoom pour nga xam léegi mooy li muy woote li ñëpp bokk ba si ñëpp jotee kenn du tal kenn pourtant mënoon nañ dem ba am réew moo xamante ni benn président lay am ak moins de 10 ministres mën na nekk parce que kenn ku ci nekk buñ la joxee li nga war a ñëpp jot ci kenn du tal kenn Sénégal li ñuy am jot yëpp di mën a am temps mën a détail mën a wax parce que temps dafa am mais kenn ku ci nekk suñ la occupé jox la occupation dootoo talati wax te boobaa liggéey bi mën nañ ko def nit ñu ngi nekk chaque jour di wax naan est-ce que Pastef am na doole est-ce que Pastef am na doole yàlla moo xam mais le Sénégal mën nañ ko redresser en moins de 5 ans parce que lépp mu ngi fi muy ci ressources yi muy ci capital humain bi di xale yi ñun dañoo bëri ay xale bëri ay ndaw ñoo xamante ne kenn ku ci nekk dafa màcc ci li mu nekk parce que ñun nag suñu leader daa ñëw def ci ñun loo xamante ne maanaam dama lay wax ne la fu ñu nekk dañ ciy fësuñu ci nag de façon boo xamante ne day lii mais liggéey ba ñu nekk dañuy fexe ba saa su ne ñoo cay mën. waaw mais est-ce que nekku leen di wàcc seen yoon quelque part bu ñu gisee Ousmane Sonko li mu doon woote bu njëkk léegi ñu gis muy wër politiciens traditionnels yi di leen seeti mu mel ni la ngeen doon nekk bu njëkk da ngeen ko bëgg a wàcc dem ci àndu ñeneen. balaa may tontu si kii boobu ma tënk li soxna Mariama wax mu ne ndax am nañ doole fii si Touba am nañ fi wéeruwaay bu dëgër dafa fekk ne nag dëkk bi ak charte bu muy doxee la wante ñun moom Pastef li ma la wax rek kenn ku ci nekk soxlawul ñu lay xam soxlawul ngay fës yow fexeel rek li ngay def seedeel ko sa bopp ak suñ borom. loolu mooy essentiel seen néew doole est-ce que bokkul ci ngeen bëggoon fay ñëw daanaka seen visite boobu mu mel ni lu nasax lu ñu yàq ci diggante ba. Ousmane Sonko ne woon na fi l'Observateur en tout cas def na benn article sur ça suñu confrère Bamba Sall wax na ci par rapport ak visite boo xam ne yéen a ngi ko waroon def au niveau de Touba finalement mu mel ni lu xaw a gàllankoor. loolu c'est que après les manifestations. Wala yëgoo loolu. yëg naa ko parce que loolu suñu coordinateur informé nañu ci de ça. ne daf fi war a ñëw. ne Ousmane Sonko daf fi war a ñëw waxul ne dañ fi war a ñëw en fait li ma ci mën a éclaircir mooy que ni dañu waroon a ñëw nu muy def nii di mooy campagne delloo maanaam delloo njukkal laa ko mën a wax day dellu mastawwaat parce que dëkk bi tolloon na foo xamante ni dafa yëpp li ngeen waxoon yëpp ne woon tekk donc yoon la mu delluwaat ci kenn ku nekk nemmeeku sant ko gërëm ko parce que nag lu weesu politique bi ay nit lañ. dañuy am lu tax mbir moom mujjul am lu tax seen. ci laa jëm lu weesu politique bi ay nit lañ am nañ yeneen yu ñu séq yoo xamante ni ci ay kóllëre la ak i defin par rapport ci ñun ñi ci suñu biir. loolu moo tax léegi nag day yoon la suñu président dellu ci ñeneen ñi seet leen sant leen remercier parce que reconnaissance mooy li ma la wax sànq rek dafa baax nit ki bu nekkee ak yow danga koy xamal ne ko yëg naa la gis naa la donte waxoo ko sax mais na koy gis di ko yëg visite boobu noonu mu tàmbali woon ci Dakar moom la waroon yeggali si fii daf ci bëri ñoo xamante ni ay kilifa diine yoo xam ni ñu bëri dafa waroon a ñëw bokkoon nañ ci léegi nag ak suñu xalif bi sëñ Muntaxa mais comme sëñ bi jàppandiwu woon ñuy ñëw di delluwaat loolu moo waral ñu daal di xaar bis bu Mbàkke ubbee rek incha allah ñu boole yëpp ñëw sant si leen pour wane na rek am ngeen doole daal comme ni ko soxna Marème laajee est-ce que adhésion yi boobaak léegi yokku na. macha allah waaw adhésion yi moom mu ngi ñëw bu baax parce que démb rek bi ñu déggante ñu ngi amoon benn cellule bu ñu waroon a monter fële au niveau de
wetu Ndamaatu kër sëñ Modou foofu lañ demoon ñuy profité di leen sant bu baax di leen jaajëfal ñoom tamit waa kii bi sant adhésion yi bëri na xam nga te li ma si jaaxal li du jaaxal sax mais sant la parce que li ci am saa su nekk mooy que ni benn discours bi moom mooy ñëw parce que nit ki ñu ci bëri dañuy ñëw di la wax ne la man musuma engagé wu ci politique mais engagement booy gis lu nekk dafa am luy nelaw ci nit li koy yee nag xëy na yàlla borom bi moom ci suñ président Ousmane Sonko la ko jaarale loolu moo waral ñëpp ñëpp daal di am benn yëg-yëg bi am benn sensation bi loolu la donc adhésion yi ñu ngi yokk parti bi doole bi mu ngi ñëw bu baax waaw ñu ngi adhéré ay membres ñu ngi monter ay tamit suñu ay cellules yu bëri lan mooy activités yi ngeen prévoir fan yi ñu weesu fan yi di ñëw ngir au moins démontrer ne yéen a ngi liggéey te liggéey bi mu ngi jur ay résultats. activité lan mooy seen plan d'action. suñu plan d'action bi ñu jëm nag li nga xamante ni mooy ci li jëm ci suñu kanam liñ ci gën a farle liñ ko gën a fësal ci soxna yi parce que rawatina suñu dëkk bi ñu nekk parce que démb sax loolu lañ doon tënk fële gën ko leeral parce que ñoom ku ne xam na ni jigéen suy soobu ci dara du ci demee ak demi mesure du rocc du rocc ni ñuy waxee du joxe bopp du rocc làmmiñ da ciy dem ba jeex léegi loolu moo tax nag yi fi jot a jaar politique bi fi jot a jaar yëpp même chose lay def dañuy ñëw dajale sa mbooloo nga indi sa mbooloo ñu jox la xaalis nga dem séddale boo séddalee kenn ku nekk 5000 lay am wala 10 000. noo leen ko bëgg a defee yéen. ñun dañuy participer. commencé ngeen am ay financement wala. ñun ñooy financer suñu bopp. naka ngeen koy kenn ku ci nekk c'est quoi le système. kenn ku ci nekk si li ngay liggéey ci ngay jaay say carte membre ci ngay joxe sa cotisation du parti. léegi bu loolu weesoo. ki ñëw adhéré te bëgg a liggéey amut financement xëy na jotul ci bu nguur. comment nan ngeen di nan lañ koy ëmbee waaw ki ñëw adhéré te bëggul liggéey. te bëgg liggéey te soxna si bàyyi li ngay def ki ñëw adhéré te bëgg liggéey. amul moyen su ñëwee si ñun. dañ koy seeti fekk ko ci li muy liggéey parce que biir parti bi am na si ñoo xamante ni dañuy jàppale te yàlla rek tax jàppale bi mooy que ni dinañ la indil suñuy moyens yu ñu am de bord suñuy xel yu rafet suñuy lii dinañ la fekk si yow ci li nga xamante ni sa domaine la yow moom nga maîtriser di ko liggéey ñu fekk si la ci ak suñu moyens yi nga xamante ni moom lañ sa aqulaay taalaa rek bëgguma la sax sësloo mais est-ce que ci seen biir am na ñoo xam ne dëgg-dëgg yëg nga ne jot nañ ci financement yi nguur gi di joxe moo xam DER la moo xam ministère de la femme la. man mii di wax ak yow nii. posé naa ci sama projet ba léegi jotuma. fan DER. parce que projet lañ la wax. nga bind. non c'est pas politique. déedéet dama lay expliquer projet lañ la wax. nga bind da ngay bind sa projet ñëw yóbbu ko. dugal ko ci site bi parce que lépp ñoom ci site internet bi da ngay toog di xaar ba léegi. depuis kañ. bon man ñun suñ bos ñu ngi ko def man parce que projet boo xamante ne c'était familial ñu ngi ko def en 2000 après élection yi 2019. ba léegi waaw ba léegi ñun jotuñu. te ñoom nee nañ ñu ngi dugal xaalis ci biir Touba. mooy li ma la xaalis bi dafa dem tamit waaw mais tamit war nañ xam ne du ku dugal rek da ngay jot. mais yàgg na di soxna Marème. waaw même si c'est en 2019 aussi est-ce que duñ ko comprendre noonu ne du képp ku dugal rek na ngay jot. est-ce que du moom à l'image de moom am na ay junniy nit yoo xam ne dugal nañ te ñoom ñëpp. mooy li ma la wax rek suivi bi moo des parce que bu fekkee ne dañoo dugal projet muy DER ñu financé normalement li ñu war a def mooy que ni suñu toogee benn année ñu évaluer suñu évaluer wee war nañ xam kii jot na kii lii na ñu changer cible transférer ko ci ñeneen. li ñëpp bokk daal ñëpp jot ci daal moom moo gën waaw li ñëpp bokk na ci ñëpp jot na ci ñëpp jot parce que séddale bu amee parparloo rek du yomb. mais quand même politique bu baax la lu mel ni DER. yëpp bërët rek la am de amul benn bu ci am aboutissement baal ma de réponse bi c'est spontané mais amul benn bu ci am aboutissement soo bëggee boobu liñ la mën a wax rek mooy que ni suivi dafa baax daal nit dafay jaar sax
soo toogee même nit sax yow nit ci sa bopp yow nit en tant que personne da ngay def ay projet mais année da ngay toog nga évaluer sa bopp xool ba xam lii ak lii ak lii mais di tëñax-tëñaxi di dem rek da ngay tourner en rond toujours tu reviens au case de départ foofu ngay ñëwaat. maison citoyenne de la jeunesse yi ma dégg suba démb ñu koy teg xeer bu njëkk loolu ba tey xam naa ci catégorie googu rek nga koy ranger. du ma ko ranger bon ñun dañu sonn ci ay tabax ak i bâtiment xam nga nit ñi. réponse yi feneen la quoi. waaw y a d'autres priorités am na yeneen priorité yoo xamante ni fa lañ ko war a jiital nañu fekk si kenn ku ci nekk ci li ngay liggéey ñu jàppale la si te nañu wàcc sur le terrain c'est ça loolu mooy li fi am toog déjà ñoom li ma ci mën a wax rek mooy que ni benn problème la ñu am te ñun loolu dañ koy sante suñu leader muy suñu président Ousmane Sonko communication gis nga nit ku la wax ne la bul wax parce que da ngay noppi parce que sotteegul parce que lii dalay wax lu la neex nit ñi amuñu jot le temps il est sacré gis nga boo fi nekk fii bés bu ñu noppee xam ci yow ci loo nekk dañ lay won ginnaaw dem seeti. donc l'État a l'obligation de communiquer et de mieux communiquer. dafa war di communiquer ak sa population te xam naa ne sax moom ñoom ñu noppi moo leen arrangé sax parce que heure bu ñu waxee ay toj rek la ñuy wax ay chaque jour. bu ñu waxee la population day gën a frustré wu gën a yëg boppam pour des personnes yoo xamante ni yow dañ la dénk te tamit nag il faut que moom moo xam ne comme lu mu wax dañ kaa fal ak 58%. bu demee ba xam ni mënatul na am grandeur delloo ñu luñ ko joxoon ñun ñu seet keneen il faut que tamit suñ président yi am des audace di nangoo sortir par la grande porte bañ di nekk tout le temps di xëccoo nguur bañ koy foqati ci ñoom am na ci yoo xamante ne tamit. nit dafay am esprit de dépassement daal. lu bëri da nga ko wax di romb donc loolu mooy essentiel bi. bokk na ci li may wax fan yi ñu génn également dalal nañ fi ab conseiller en emploi boo xam ne moo nekk wala boog moo jiite kër gi ñuy wax 1000 ci diwaan bu Touba muy maison pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ba tey loolu tamit tentative de réponse la. parce que dëgg li merloo nit ñi xam naa mbirum xëy yi bokk na ci ak mbirum yóbbu loo xam ne di njaboot gi dinañ ci mën a dunde maanaam ndóol gi dafa bari donc ba tey dama lay soumettre loolu laaj la ba xam ndax loolu tentative de réponse bu baax la wala boog ba léegi daal nguur gi ñoom xamuñ fuy métti dañuy làmbatu rek. man personnellement agence boobu ngay wax franchement si bi nga ko invité laa ko xam bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax donc kon nga xamante ni la communication dafa des parce que ñun waroon nañ mën a am accès si ñoom ba nga xamante parce que ñun tamit suñu parti am na si ñoo xamante ni ñun boo bëgg am na fa ki nga bëgg maçon ki nga bëgg art décoration habillement y a tout dans Pastef tout si biir Pastef kenn ku ci nekk ñoom dañuy ñëw waxtaan ak ñun bon merci lancé waale nga ñu lii bi donc nañ ci interpeller suñu coordinateur bi comme ça moom dina jéem a xool les démarches à suivre mais communication bi moom moo des man loolu après émission bi laa ko yëg mais jàpp nga ni idée de conseil en emploi bi loolu baax na waaw idée de conseil en emploi bi baax na parce que loolu mooy tout le temps fexe ba nit ku nekk li mu fi mu mënul jot nga àggale ko fa loolu lay doon donc li ñu war a def mooy que ni fexe ñi nga xamante ni ñoo personnes concernées ñu kii ko ñu génn bureau yi daal te wàcc ci terrain bi loolu mooy essentiel bi parce que nit ki soo nekkul en front ak moom doo mën a xam réellement say jafe-jafe yi lan la exactement de façon globale Touba jigéen ñi ndaw ñi jigéen ñi xam nga ñoom dañoo jàmbaare nangu liggéey nag parce que fii partout dans le monde partout au Sénégal foo dem da ngay gis ñuy inspiré ci leadership féminin bi parce que nag te nag boo bëggee dégg-dëgg jigéen ñi dañoo jug de donc y a des compétences yoo xamante ne da nga koy jox jigéen daf koy jox àqam ak yelleefam yóbbu ko foo xamante ni bu doon góor sax du fa mën a yegg li ñu war ci population Touba bi mooy que ni soxna yi nekk fii
ñu ci ëpp ñoom ñu ngi yëngatu ci xolli gerte bi ñu xool nañ lañ leen di dimbalee ba nga xamante ni dinañ mën a am ay usine yoo xamante ni dinañ ci mën a transformer li ñuy lii ba pare aussi loolu weesoo am na yeneen yu ñuy faral di def mooy seen napp yi ak seen art décoration yooyu ñoom jigéen soxna yi di faral di def nga xam ne marché Ocass boo fa demee pratiquement ñoom ñëpp moom nga leen di gis pourquoi pas ñu mettre benn entreprise en valeur boo xamante ni ku ñëw defar loolu foofu nga koy stocké ñoom ils font une plateforme sur internet ñu jaayal leen ko. tout à fait xam nga ça permettra ñoom ñun ñi nga xamante ni li ñuy jaay ñu jox ko valeur dina tax mu gën ci farlu soo jaayee dinañ ne la lii ñun entreprise bi lii lañ koy am bu fekkee dañ ci bëgg marché ñu ne ñun entreprise bi lii lañ ciy am léegi yow soo indee dinañ la jaayal lii bu ñuy verser lii lañ lay verser wax bi daal di jeex mais lu tax tout le temps nit ñi bon régime en place bi sax laay wax lu tax tout le temps ñu bëgg di accaparer lépp il faut savoir décentraliser ñu tas ko kenn ku nekk li nga xamante ni moom nga ci li ci sa wàll nga jël ko pas jël su ma waxee loolu damay bañ xam nga ñoom dañoo xaw a mën a changer wax li ciy sa wàll maanaam li nga ci moom nga yëg ci sa bopp ci sa liggéey nga am ci avancement donc loolu la ci am lu ma ci wax par rapport ak Touba tamit man daal j'aimerais bien ñu gën a def jigéen ñi ci kanam gën leen delloowaat seen gët te ñun ñu ngi ci terrain bi ñu ngi ciy dox di ci wax ñu ngi leen di gën a nag dalal seen xel di leen xamal ñi nga xamante ni jot nañ waxtaan ak ñoom fi ñu téye foofu la bu leen dara fëqaat donc loolu lañ ñu am luñ leen di wax. yéen a ngi profité ci kii bi di waaw di recruter rek est-ce que. moom moo ñu defal promotion ñu ngi ko siy remercier bu baax crise sax dafa wóorul mbooloo mooy jël ci crise dafa wóorul maire bi léegi day gii non ngeen beew nag doone xam du bon du ma ne maire ngembu mais dañoo jël temps pour comprendre que ni fii la woon xëy na nag ba mu nee bërët ñi teeloon xam ndaw si nañ ñi ci desoon dañ doon xaar ñi ci desoon fallait que ñenn ñi xippi seeni bët pour ñu xam ne lii la lan mooy ambition yi ci local bi ñu fàttali ne local yi repoussé waat nañ ko ba 2022 Pastef ci département bi lan mooy seen ambition ci local yi élection yooyu massifier rek la partie dañuy yokk mbooloo bi massifier rek dañ koy élargir les ambitions parce que ñun amuñu amuñu nekkul ñun ñooy defar ñun ñooy organiser élection moom mi nga xamante ni moom moo war a organiser élection te nanguwu cee dem. mais lan moo ci nar a nekk seen taxawaay lan ngeen bëgg a am. moom foofu laay ñëw lan lañ bëgg a am ñun balaa boobu ça va dinañu permettre ñun ñu gën a yaatal suñu parti gën a conscientiser nit ñi xamal leen suñu projet ñi nga xamante ni ñu ngi ci ñu gën leen cee rassurer ñu des ci ñi nga xamante ni tamit comprendre guñ ñoom ñu woo leen fexe nuñ ci ñëwee par rapport ak lii nag mënuñu ci def dara parce que doo dem ñëw naan ko kaay tey jii nga defal ma élection donc dañuy xaar rek comme que dernier kii bi moom mooy yor toujours cadre bu mujj bi moo war a organiser mais am le maximum de communes et ci biir département bi commencé ngeen implanté wu un peu partout. waaw moom laa la wax ma ni la ñu ngi massifier suñuy cellule di élargir par ay sections donc waxtu ba bu jotee rek buy bu moom incha allah ñëpp a koy dégg. Mariama ci question boobu balaa may poser une dernière question peut-être ñu bañ ci avant am social bi benn confiance de trop parce que kiy fixé ay liiwam tamit ay calendrier wam moom tamit ñàkkul ni mu ngi waajal boppam sur le terrain kon loolu mën na nekk beneen moyen wax day tax ngeen gën a méfier wu que ngeen di yaakaar dina leen permettre ngeen massifier wu. kiy fixé ay njiitu réew mi balaa muy organiser day fekk mu nekk à l'aise mu pare ngeen bañ a naagu daal ci seen buzz bi ngeen am temps yi xam nga Sénégal daf ci am benn masse boo xam ne nit ñi bàyyiwuñ leen mooy la masse silencieuse bi nga xamante ni ñoom dara ñorul leen mais xam nañ li ñu bëgg mais dañoo xam ne seen carte mooy seen doole
nga mayaale ñu publicité boobu ñu profité waale ñi nga xamante ni inscrire luñ loolu ñu inscrire leen ba pare. joxe numéro de baax na. inscrire nañ leen ba pare. boo fa joxee numéro danañ la facturer te lu cher lay nekk. waaw ñu inscrire leen ba pare nekkuñu woon ci liste bi. bis bu liste électorale yi ubbee. nañ dem bindu ci loolu moom lu am solo parce que seen carte mooy seen doole. message bu am solo waaw message boobu maa ngi siy laaj surtout jeunes yi ak jigéen ñi bu leen décourager. donc loolu lañ ci am luñ ciy wax moom. fu mu tëll rek nañu ko fekk incha allah. dama am benn question boo xam ne ci lu gàtt sama benn confrère moo ma ko envoyé dama koy wax gaaw vite fait ci tubaab après ma jéem ko tënk ci ni ñuy déglu comment faire confiance en un homme qui amène une affaire privée sur la place publique instrumentalise la jeunesse pour un mortal combat pour après se victimiser devant les Sénégalais naka la ñuy mën a wóoloo pour revenir à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr moom la ñuy tëjee naka la ñu mën a wóoloo nit koo xam ne day jël mbir boo xam ne mbir privé la digganteem ak nit keneen comme moom mu yóbbu ko ci place publique bi woo ndaw yi pour ñu xeexal ko ba ayee bakkan rot ci ba pare mu ñëw di jouer à la victime ci kanamu sénégalais yi 30 secondes ma xool ndax avocat bu baax nga. li ma ci mën a wax mooy. kooku nuñ ko mën a wóoloo. nan lañ ko mën a wóoloo moom. La personne de Ousmane Sonko moo ko intéressé wala la vision de Ousmane Sonko. non dafa poser question. taxawal damay jax ñaar yëpp laa lay indi solution. parce que bu fekkee ne nitu Ousmane Sonko moo ko intéressé ñun nit boobu ñun les patriotes sax intéressé wu. mais daf si am solo. daf si am solo parce que il a été parce que moom doit être au cœur du projet. bàyyi ma wax parce que moom xam na natt ko boo xam ne man mën na yenn projet bi loolu moo tax. ñun ñu jël projet bi yenn ko vision bi mu am ci projet bi ak projet bi mu yor moom moo dajaloo ak suñuy vision ak suñuy ambition loolu moo tax ñu kii ko Ousmane Sonko buñ ko dindee Ousmane Sonko patriote Ousmane Sonko bi nekk Pastef ñu dindi ko démuni de toutes ses fonctions boobu personne intéressé wuñu loolu lu muy def ci viwam ak lu muy def ci liiwam moom la engagé. donc déedéet dama bëgg nga xam ne que loolu c'est la réalité qui est là loolu moo fi nekk donc la personne bi nga xamante ni te nit ki da nga koy wóolu moo tax wóolu ko moo tax ñu dénk ko projet bi te projet bii nii il a été à la hauteur loolu moo tax mu jiite ko. loolu daal nga wax sénégalais. non pas sénégalais yi mais la personne. da nga doon défendre Ousmane Sonko on suppose que yaa nekkoon avocat Ousmane Sonko ci saa si donc mais li nga wax dalul xel de. li ma wax dalul xel. Ousmane Sonko mooy symboliser projet Pastef donc dafa war a am un comportement irréprochable kenn waxul na nag moo def wala defut. waaye dafa nekk nit koo xam ne dafa war a tur bi muy wuyoo ak projet bu muy porter mu niroo ko dans toutes les vies. moom vie publique ak vie privée. projet bi muy porter mu ngi laal sénégalais yi ci askan bi ñaxtu askan bi di laal li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe dëkk bi. de façon nationale comme internationale. xaaral may ma daane tuuti di nga ma ko may 5 secondes. waaw de façon nationale comme internationale. maintenant loolu wóolute googu il a été à la hauteur loolu moo tax mu porter projet bi. donc sa crédibilité. daf koy tenir toujours. dernière partie sociale bi dégg nga sànq may wax kaaw benn si ndaw boo xam ne am na jafe-jafe ñu war ko wutal néeg bu mu dëkk. ñun dañ ko sasoo. am na ku sasoo fii léegi lenn. ci wàllu woowu. yow tout de suite wala après bëgguñ la sas nga wax léegi benn affaire. tout de suite wala ci kanam mun nañ compter ci yow ak waa Pastef bëgguma sax yeb parce que dañu laa yebal. parti moo la yebal parti moo la yebal. donc est-ce que mun nañ compter ci yéen pour un engagement en faveur de cette femme là ñu war ko tabaxal benn kër benn néeg boo xam ne ci la war a def. d'accord kon appel bi benn la patriotes yi ñoo ko déggandoo. voilà appel bi woote nañ ko. ñi si maçon nañ ci génn. ñi si am ciment nañ génn ñu dem ñu tabaxal ko këram mu dellu ci. engagement bi dinaa la waat nga wax ma finalement engagement boobu en terme concret lan la jóg. d'accord dinañ ci coordonné incha allah. jërëjëf ñoo lay gërëm bu baax a baax di la sant. jaajëfal nañ leen yéen tamit di ziar soxna Mariama lu bëri. Mariama sonal na la tey de. Mariama jaajëfal bu baax moom dafa brave en fait moo tax ñu yebal ko fi donc maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. di gërëm Madiop Sylla ak Cheikh Tall di leen jox dig daje beneen samedi incha allah jërë ngeen jëf. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoo nag